2020 sunu tableau de bord bi li mu affiché moo nekk junni ak téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett ci ay test yoo xam ne def nañ ko niki tey waaye ci loolu nag jàpp leen ne téeméer ak ñaar fukk ak benn ñoom ñoo dellu si am li nga xam ne moo nekk jàngoroy coronavirus téeméer yi ak fukk ak juróom-ñeenti ay cas contact suivi lañu tey mun nañoo xaw a wax alhamdulilah ndax ñaari cas communautaire la ñu am ci diwaanu Géejawaay ak Touba Mbàkke waaye nag mbas mi am na ñoo xam ne jëlati na seen bakkan mu nekk lu tiis bi ñuy mujjee wax ak yéen ñaar fukk ak ñett la woon am na ñeneen ñaar yu wàññeeku moo tax nag ñaar fukk ak juróom ñoom ñoo ci génn àdduna boobu ba léegi ñuy jaale seen mbokk yàlla xaare leen àjjana juróom benn ci malade nag ñu ngi fële ca réanimation ay cas grave lañ leen di wax loolu nag suñ ko tasee mooy nekk junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent ci ñoo xam ne ñu ngi kër docteur ñu leen di fàcc juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk yi ñooñu wér nañu waaye nag li nga xam ne mun nañ ko jàpp fii ci réew mi fukk ak benn ci région yi laal nañ leen ci fukk ak ñeent yi Kaffrine ak Matam jàpp Kédougou ñooñ rek ñoo ñàkk seen bopp fi mu ne mbir mi laalu leen ñuy ñaan bu mu fa yegg yeneen région yi nga xam ne am na fa mu daal dafay jóge ni mu gën a gaawee nag lii moo nekk li nga xam ne moo nekk tableau de bord ni ki tey ca diwaanu Louga la ñuy dem ba mbas mi duggee foofu ba léegi nag lu tolloog fanweer ak ñaar ci nit ñoom ñoo fa am lii di doomu jàngoro ji naka noonu ñaar fukk ak juróom-ñett yi ñoom am nañu tan ba ñibbi nañ seen kër fi mu toll nii nag ci kër docteur ñett ñoom ñoo fa nekk ñu ngi fii ci diwaanu Dalal Jàmm ci loolu nag ñii di municipalité ba ak askan wa ñu ngay def lépp ngir sàmmonteeg dige yi bu ko defee lu nu mel jóge fa ci diwaanu Louga Thierno Fall lañ fay fekke jërëjëf Pape Fara ñu ngi ginnaaw bu ñu la nuyoo ñu ngi nuyu suñu mbokk téléspectateurs yi di dellu siwaat fii ci diwaanu Louga ngir wax nag ci tolluwaayu jàngoro ji di coronavirus nga xamee ni juróomi fan ci weeru avril la duggoon fii ci région bi boobaak léegi nag ñu am ci fanweer ak ñaari cas yu ñu testé positif ci ñooñu nag ñaar fukk ak juróom-ñett tey ji wér nañ ba ñibbi seeni kër ñuy sant yàlla bu baax a baax mu des ñett ñu nga xamee ni rek ñu ngi ci hôpital Dalal Jàmm ñu leen di faj ak kenn ku nga xamee ni si ba léegi ñuy wéy di ko jaale ay mbokkam muy Serigne Djibi Sow nga xamee ni moom moo faatu ci jàngoro ji nekkoon imam ci quartier Artieri yi fi mu toll ñuy sant yàlla bu baax a baax ndax jàngoro ji niñ ko waxe woon mën nañoo jàpp ni wàññeeku na waaye nag dañu war a gën a farlu ci li nga xamee ni si nag moo di wàllum prévention bi aaru ci jàngoro ji ci wàllu woowu nag dañuy dem ba commune bu Léona foofu ki nga xamee ni si moo di meeru dëkk ba dugal na loxoom bu baax a baax ànd ak ay partenaire am ci li nga xamee ni si moo di xeex jàngoroy Covid-19. dañ jël ñetti millions jënd ci ay madaara ki ay lépp loo xam te ne moom la ñu koy jëfandikoo ci loxo yi waaye tam jënd ko tam loo xam ne mooy saabu yoo xam ne dañu koy jëfandikoo ci kër yi nit ñi set aaru Léona moom jóg nañu bu teel préparé nañu mbir mi li des kay góorgóorlu nit yi nañu góorgóorlu. Pape Fara lu jëm ci wàllu xeex bi nag maire commune bu Léona nag dafa insister bu baax ci lii di distanciation sociale yi loolu tax mu jëloon nag ay machine wol ngir nag désencombrer yenn bërëb yi nga xamee ni jigéen ñi dañ fay faral di dajale ngir wol seen dugub wala leneen di ko jëfandikoo ci koor gi. Thierno Fall sant ak ngërëm ñeel na la suñ fa jógee dañuy dem ba diwaanu Thiès kaay foofu nag ñeenti nit ñoo fa ñàkk seen bakkan ba fi mbas mi duggee ba léegi ci ñeenti nit ñooñu nag ñaar ñi ci département bu Thiès la nekk ñeneen ñi nga xam ne ñoo ca topp kenn ka ca Mbour ka ca des ca diwaan ba nga xam ne moo nekk Pire département bu Tivaouane ci loolu nag étudiants yi nga xam ne ñoom ñoo nekk foofu ñu ngi dugal seen loxo bu baax a baax ci sensibilisation bu ko defee ñu mun a xeex mbas mi diwaanu Thiès Cheikh Anta Diop ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay bu baax Pape Fara Gningue dikkaat fii ci diwaanu Thiès tey nag dañuy dem fi nga xamante ne moom mooy place de France foofu nag dañ fay fekk étudiants yi nga xam ne ñoo jóge ci université bu Thiès dikk tey jii pour def ay sensibilisation jëmale ko ci askan wi ndaxte dañoo gis ne jamono yi ci diwaanu Thiès lu jëm ci wàllu nag takk masque wala nag lu jëm ci wàllu raxas seeni loxo daanaka askan wi dañu ko néewal lool tax na nag daanaka kuréel yu bëri jóg rawatina étudiants yi pour dugg ci askan wi dugg ci quartier yi gën a sensibiliser population yi ngir ñu moytu bu baax li nga xamante ne moom mooy jàngoro ji di coronavirus. tey jii concept bu njëkk bi mooy Thiès laa dëkk damay raxas waaw bu ko defee nag am na yeneen étapes yu ci topp mooy distribution des masques. masque yi mooy dugal ko ci lieu de culte yi wala ñu dugal ko aussi ci marché yi wala aussi ci gox-goxaat yi ñi nga xamante ne ñoo ko yelloo ñu jox leen ko nag ku ne gëm ne mbas mi lu am la voilà ku nekk ka nga dendal bu xamal ko ni mbas mi ngi suñu biir te day lore te tey fi jamono ji toll mbas mi moo ñu ko yóbbee bu fekkee Sénégal wala àdduna bi lépp a taxaw yàlla ak mbas mi la
donc nañu xeex lu ñu mën nañu jàppante lu ñu mën nañu dimbalante lu ñu mën ku ne la nga am na nga ci dimbali sa morom voilà bu fekkee 100 francs nga am dimbali ci sa morom bu kenn denc dara nag ñëpp génne li ñu yor dimbalante suñu biir. étudiants yi wax dëgg yàlla bëgg ñoo des ginnaaw ci xeex bi surtout nag ñun waa Thiès pare nañ pour dugal suñu loxo ci lépp li nga xamante ni xeex bi la concerné pour ñu jëlee fi maanaam mbas mi. mu doon liñ leen jëlaloon fii ci diwaanu Thiès ci place de France ànd ci woon ak étudiants université bu Thiès di leen jox daje suba ak jàmm ci waxtu yi. jërëjëf Cheikh Anta Diop bu ñu fa jógee nag ñu dellu si fii ci banlieue bu Ndakaaru ci diwaanu Guédiawaye maire ba nag lëkkaloog artisan yi nga xam ne ñoom ñoo nekk foofu ca gox ba moom maire bi nga xam ne nag moo nekk Alioune Sall naka noonu la mu bëgg 95000 masques la daal di defar loolu lépp ngir fexe ba lycée yi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk collège yi ñu daal leen koy jox ci ubbite école bi nga xam ne ñu ngi koy waajalaat ci loolu nag ñi nga xam ne ñoom ñooy def commerce bi ñoom gis nañ ci seen bopp bu baax a baax. diwaanu Guédiawaye Mohamed Samb lañ fay fekkee. Pape Fara Gningue ñu ngi lay jaajëfal tey nag dem nañu ci commune bu Guédiawaye ci wàllu boppam ñi nga xamante ni si ñoo di artisan yi rawatina ñi yëngatu ci wàllu couture ñoom nag defar nañu lu toll ci juróom fukki junniy masque yoo xamante ni ñu ngi ko defar ànd ceeg ñi nga xamante ni ñoo di mairie bu Guédiawaye ak préfecture bi loole nag bu ñu sukkandikoo ci Mamadou Sow mi nga xamante ni si moo di seen njiit ñoom téyeer yi ñu ngi ciy génn bu baax a baax maanaam ñu ngi ciy gis seen bopp. sama mbokk artisan yi mooy lépp lu ñuy liggéey ci jàngoro bi rek ñu fexe ba defee ko noo xamante ni dafay méngoo ak li kër docteur di digle normes yi ñu fexe ba di ko respecté loolu moo ñuy mën a permettre ñu mën a am liggéey qualité ak liggéey bu tegu ci yoon. yooyu les masques nag am na ay lim yoo xamante ni si joxoon nañ ko ki nga xamante ni moo di préfet bu Guédiawaye moom nag mu séddale woon ko ci ñetti commune yooyu ñu mun cee gis ñi nga xamante ni ñoo di Médina Gounass Golf Sud ak commune bu Wakhinane Nimzatt. léegi am na lu am importance lu le maire wax mooy ñu projeté wu vers l'ouverture des écoles parce que monsieur le président de la République wax na ko pour que ñu jël disposition yi pour que les classes d'examen déjà commencé donc nañu xool ak les services de l'éducation déjà nan la ñu mën a jàppale ñooñu par rapport ak ce lot-là en attendant pour les autres cycle nan la ñu leen di jàppale. dama décidé que ville de Guédiawaye dana commandé waat 25000 masques yoo xam c'est pour couvrir képp kuy élève nekk ci collège wala lycée principalement ci secteur public bi école buy tijji da nga am sa masque. yooyu rek boo ko xayma pour le moment jot nañ ci près de 15000 masques donc mel na ni à travers la ville de Guédiawaye dugal nañ ci biir Guédiawaye aujourd'hui quelque chose comme 95000 masques. sur une population de 400 000. mbokku téléspectateurs yu miroir Covid-19 lii lañ leen indiloon tey jëlee ko ci Guédiawaye ñu ngi leen di jaajëfal. jërëjëf Mouhamed Samb ci xibaar yu am solo yooyu bu ñu jugee Guédiawaye ñu dem ca Sédhiou fekki fa Bakary Konté fan yee nag waxoon nañ leen benn soxna soo xam ne dafa amoon coronavirus ñu bugg ko yóbbu ci kër docteur yi mu daal di bañ fi mu toll ni nag nangu na daal di dem ñu daal di koy faj naka noonu nag foofu askan wa ak bonne volonté yi ñu ngay taxaw di dimbali ñeneen ñi ngir nag li nga xam ne moom moo nekk jafe-jafe yi ñu daal di koy am foofu ca Sédhiou ñu fekki fa Bakary Konté. Pape Fara ñu ngi lay sant gërëm la lu ñu mën a jàpp ci village boo xamante ne ba léegi moom la ñuy waxtaane di Mankonamba foofu amoon na ay jafe-jafe ndaxte amoon na jigéen boo xamante ne dafa nekkoon cas positif mu bañoon faju am ñenn ñoo xamante ne prélèvement itam ñu bañoon ko wante yàlla dogal na autorité yi bu ñu waxtaanee ak ñoom ñëpp nangu nañu ba finalement fu mu nekk ni jigéen boobu sax mu ngi ci centre de traitement ñoo xamante ne itam bañoon nañ prélèvement ñenn ci ñoom fu nekk ni waxtaan nañ ak ñoom ba ñu nangu ba léegi autorité sanitaire yi ñu ngi wëyal seen liggéey. collectif des chefs d'établissement ñoo xamante ne ay principaux lañu ak ay proviseurs ñoom nag ñoo jàppale comité régional bi pour bokk ci xeex bi. suñu warugar du question dañoo daje nii rek nekk ab mbootaay rek buy dem nii rek mais suñu devoir mooy ñu bokk ci xeex bi waaw ni ñuy bokk ci xeex bi mooy li ñu yàlla may as néew la gas bari ñu indi ko maanaam jébal ko autorités yi ñu ne lii mooy suñu participation pour xeex bi parce que feebar bi buñ ko xeexee ba mu jeex
dinañ mën a dellu suñu bërëbu liggéeykaay. Pafara pour daaneel rek di insister ne gis nañu Sédhiou ñëpp taxaw nañ tem bokk ndey ak baay pour nag jàppale waa Mankonomba génnee feebar ci Mankono génnee ko ci département bi Sédhiou génnee ko ci région bu Sédhiou. Bakary Konté di la jaajëfal bu baax foofu ca Mankonomba bu ñu fa jugee ñu dem fa li nga xam ne moo nekk ci diwaanu Matam foofu nag gis ngeen ne ñu ngi waajal ubbite école ba naam sax nit ñi ñu ngi am tiitaange waaye ki nga xam ne ñoo nekk autorité administrative yi ñu ngi leen di rassurer bu baax a baax ne condition yëpp dina mote ñu ubbi école yi ci jàmm ak salaam naka noonu nag fi ñu toll nii wàllu transport enseignant yeeg yooyu yëpp rassurer nañ leen ne dina motandi moo tax nag ñi nga xam ne moo nekk gouverneur bi mu ngi déglu lépp loo xam ne jóge na ci niveau national. diwaanu Matam ñu dem fekk fa Ali Bandel Niang. maa ngi leen di fay di leen dalal jàmm ci région bu Matam te itam dañuy ñëwaat ci conditions yi nga xamante ni noonu la ndongo yi war a delloo ca classe ya ñu jàpp ñaari fan ci weeru juin bi ñu dëgmal fii nag ci diwaanu Matam ndaje bu am solo gouverneur u Matam jiite na ko ngir ñu xool yan jumtuwaay ak yan pexe la ñu mën a jaar pour que njàngale mi mën a dooraat waaye itam mbas mi bañ fee dugg ndax kenn réerewul mbir ni ba léegi coronavirus duggagul ci diwaanu Matam ñuy dëgmal nag nawet te ku wax nawet wax dem ak dikk bu xaw a jafe ci région bu Matam ci loolee yëpp laaj nañ ci xalaatu Mbaye Babou moom mooy inspecteur d'académie bu diwaanu Matam. tous les proviseurs ñi nga xam ni tam ñooy principaux yi directeurs yi pour mettre en place des plans de reprise donc pour faire def xoolaat emploi temps yi nan lañ koy tëralee xoolaat professeurs yi nan leen di utiliser xoolaat mesures barrières yi nañ lañ koy appliquer yaakaar naa ni fii ak ñuy reprendre lépp dina yemb am nañ expérience liggéey ci nawet ndax daaw am nañ classe yoo xam ne ci nawet bi lañu fonctionné classe passerelle yi te yëpp fonctionné nañu ba ñu évaluer leen classe alphabétisation yi ci nawet bi la ñuy fonctionné expérience bi montré na sax ni sans Covid bi am na l'année 2018 je pense bien le premier jour de l'examen déjà il pleuvait. gannaaw loolu nag gouverneur bi nga xamante ni moo jiite woon ndaje bi moom it ci ay xayma ci wàllum disposition yu ñu war a toogee mu ñeel reprise bi ñu jàpp 2 juin bi ñu dëgmal Mouhamadou Mokhtar Wade kaddu yi la ci àddu jëmale rawatina ci wàllum transport jàngalekat yi nga xam ni lu jege ñaari junni ñu ngi leen di xaar ñu war a jóge ci biir réew mi dellu si waat fii ci Matam. waaw nee naa ci kaw loolu du gouverneur Matam mooy trouver solution waaye solution bi niveau national moo koy trouver ndaxte problème national la ci kaw loolu certainement fii ak balaa 2 juin xam naa ministre yi nga xamante ni ñoom ñoo ŋànk mbir mi dinañ ci mën a waxtaan mooy ministre des transports ak ministre de l'intérieur ngir ñu mën a seet ban matuwaay la ñu mën a jël ngir enseignant bu ma nekk mën a dellu fi nga xamante ni foofu lay servir. mu nekkoon li ñu mën a jàpp tey ci tënk di xibaar yi ñu taataanoon fii ci région bu Matam mu ñeel miroir Covid 19 di émission bi ñu jagleel mbas mi ci biir réew mi di leen jox dig daje rek ëllëg ak yeneen xibaar. jërëjëf Ali Bandel Niang di ñaan nag mbas moomu bu mu egsi foofu ca diwaanu Matam fu ñu fa jógee nag nees kiis rek gannaaw bàkk bi ñu daal di dem dëgtal leen xibaaru biti réew yi. xibaaru biti réew yi dañ koy dooree fële nga xam ne moom moo nekk ca réewum Côte d'Ivoire foofu nag daan nañu lever li nga xam ne moo nekk couvre-feu bi ñu ngi def tamit déconfinement waaye état d'urgence bi ba léegi am na fa loolu nag ñu ngi ko jël ni ki démb ci seen conseil national de sécurité bi nga xam ne moom la ñu amal waaye nag teewul njiit ya ñu ngay ñaax askan yu baax a baax ne mesures yi nga xam ne moom la ñu wax ngir maytu nañ ko sàmmonteel bu ko defee mbas mi bañ leen a sonal foofu ca diwaanu Côte d'Ivoire dañ fay fekkee Cheikh Ibrahima Fall ma naan ko salaamaaleykum Cheikh Ibrahima. maaleykum salaam Pape Fara ñu ngi lay nuyu di nuyu suñuy téléspectateurs tey nag ñoo ngi waat encore fi Abidjan dajeeg benn haut cadre bu Côte d'Ivoire di waxtaan ak moom ci décision bi nga xam ni moom la gouvernement bu Côte d'Ivoire jël mu jëm ci feebar bi. Préciser que les dernières décisions prises par le gouvernement ivoirien. baax na leeral du rek nguur gi dafa jël décision yooyee gën a maanaam yombal mbir yi que nit ñi lu leen neex lañ war di def déedéet tey lañ war a gën a respecter lu jëm ci geste barrières yi ak li di distanciation ak di moytu it yenn. daje yi nga xam ne ni mbooloo mu takku dañu fay teew kon tey baax na ci waaye leneen loo xam ni gouvernement bi tax na mu jël décision bi mooy da fekk ni Côte d'Ivoire am na liggéey bu am solo bu mu def ci dellu gannaaw ci na nga xamee ni noonu la coronavirus bi nekkee woon ci biir réew mi
kon Sénégal am wute ak yenn ci réew yoo xam ni ba tey sax gën na faa métti. Un taux de prévalence qui n'était pas ce que le gouvernement était en droit de penser il y a 2 mois. jërëjëf Pape Fara ginnaaw bi ñu tàggoo ak sunu mbokk moom ñu dajeeg beneen Sénégalais boo xam ni opérateur économique la moom it mu jox ñu xalaatam ci décision yi nga xam ni moom la gouvernement bu Côte d'Ivoire jël. Abidjan mi nekk na wax dëgg yàlla corona bi moom capital bi rek moo fi des. maa ngi gën a ñaax suñu mbokk sénégalais ñu gën a ànd ak dal ak ndax li xam ne moom la Côte d'Ivoire am tey ci Afrique fii vraiment yar ak teggin moo leen ko dal moo leen ko may. donc maa ngi ñaan waa Sénégal ñëpp kenn ku ne ñu jël seen métuwaay te ànd ak yar ak teggi nag tey daal bu suñ borom génn ñëpp ci corona bi. Pape Fara ñu ngi lay jox rendez-vous beneen yoon. ci diwaanu Côte d'Ivoire googu ñu jógee ñu jaajëfal bu baax a baax Cheikh Ibrahima Fall fa la ñuy jógee dem ci Italie foofu nag ñu ngi fexewaat seen koom-koom bi daal di suqalikuwaat ci loolu nag moo tax ñoom jamono ji ci ab conseil bu am solo boo xam ne amoon nañ ko wàllu ministre yi doon ko dem def nee nañ dinañ fexe liggéeykat yu bëri yi nga xam ne ñoom jamono ji ñu nga fa te amuñu lii di këyit ñu daal leen régulariser te ci loolu nag nekk xibaar boo xam ne neex na bu baax sénégalais ya fa nekk ci diwaanu Italie Augustin Faye lañ fay fekke jërëjëf Pape Fara ñi ñoo ngi lay sant di la nuyu it di nuyu nag ñëpp ñi nga xam ne rek ñoo di seetaan miroir Covid 19. ni nga ko waxee nag ci lu jëm ci jafe-jafe yi mbas mi indi fii ci réewum Italie mu laal lool secteur agricole bi maanaam liggéeyu tool yi ndax tëjum frontière yi ñu gis ne ay doomu réewum Sénégal yu bëri a ngi ci doon yëngu gouvernement bi nag samp na nag ab décret ndax rek mën a régulariser ña ca doon yëngu te amuñu ay kayit waaye it ñi di liggéey ci kër yi te di jàppale nag ñi magal ñi. kii nag di Pape Mokhtar Tall nekk nag syndicaliste fii ci réewum Italie indi na ci ay leeral ñu teewlu ko. On se rend compte que depuis 2002 ba tey jii Italie dafay continuer di def des politiques défensives par rapport à l'immigration parce que immigration du ne da ngay xeex rek contre la clandestinité donte am na ay clandestins mais am na aussi ñoo xamante ni amoon nañu këyit mais tey dañoo perte seen këyit donc ñooñu dañu nekk en situation irrégulière. Et en ce sens am na ñoo xamante ni seen këyit dañ ko suspendre ñu ngi continuer di liggéey wala ñu ngi ci dëkk bi ba léegi maintenant coalition bi fi nekk nii actuellement donte sax bokkuñu position ñoom ci immigration mais xalaat nañu ni le travail en noir dafay gangréner benn effet collatéral ci économie dëkk bi autour de presque plus de 35 milliards. donc économie boobu bu duggee ci économie dëkk bi luy amal solo dëkk bi la en ce sens nag ñetti ministres yi ci la ñu waxtaan daal di génnee décret bi donte nag ça ne suffit pas parce que bu fekkee da ngay def immersion sur le travail di xeex le travail en noir il faut voir que le travail en noir nekkul kese ci dans le domaine agricole wa ilaa mu nekkul kese ci ñi nga xamante ni dañuy assister màgget yi ci biir kër yi ak yooyu. mais le travail en noir mi ngi ci yeneen secteur et loolu moo waral décret bi mu génnee que c'est un pas de plus et on va continuer la bataille continuer di défendre notre plateforme pour que ñu gën a améliorer aussi conditions de vie des immigrés. décret régularisation gi nag ci réewum Italie ci ni ñu koy doxalee nag dina tàmbale rek ci benn fan ci weeru juin war a jeexee nag ci fukki fan ak juróom ci weeru juillet. Pape Fara Gningue lii rek nekkoon ci tënk ay xibaar ñeel nag mbas mi fii ci réewum Italie di la delloo kàddu gi rek ba suba ci beneen numéro. jërëjëf Augustin Faye ci xibaar yu am solo yooyu nga xam ne moom la ñu jëlee foofu ci diwaanu Italie ñu dem ca réewum États-Unis foofu nag ñu ngay doxal ndànk-ndànk di relancer seen économie foofu nag gis ngeen sénégalais yi nañ fay góorgóorloo loolu tax nag El Hadj Ndaw daal di dem dellu si ci li nga xam ne moo nekk décision yu njiitu réew mi daal di jël mu nekk décision yoo xam ne waat lii di bërëbu jaamukaay yàlla yeeg li nu mel diwaanu États-Unis El Hadj Ndaw lañ fay fekkee El Hadj ñu ngi lay nuyu. Pape Fara Gningue ginnaaw bi ñu la nuyu téléspectateur TFM yëpp ñëw ak yéen ci ki nga xam ne nii dafa nekk ak ñun di yow ñun fii ci États-Unis plus précisément ci Rhode Island di Chérif Mouhamadou Lamine Aïdara mooy ñëw ñun wax ñu li nga xam ne noonu la ñuy dundee mbas mi foofu ci Rhode Island. jullit amul lu yàlla def mu neex la. Rhode Island nag fi ñu dëkk nii ci Amérique. noonu lañ ko jàppee ñoon ñu ngi toog jàpp ci yàlla lépp a ngi tëj waaye dafa mel ni commencé na ubbi waaw am na yoo xam ne ñu ngi commencé di ubbi ndànk bariwut nag ndax ñoom ci seen bopp wóoluwuñ ndax ñu ubbi moo tax nag Sénégal ga la ñu dëkk
dëgg-dëgg xel yëpp ñu ngi foofu malgré fii bëri na fi lool waaw àdduna bi yëpp bu dajaloo fii moo ëpp waaye nag nit moom amuloo lu dul fi nga dëkk moo tax suñu xel yëpp ñu ngi Sénégal waa Sénégal nag nañ gëm ne feebar bi bu amee bu amut waaw nañ fagaru bu baax a baax parce que feebar bi da ngay toog rek ñu ne la ne oo naa numéro diw ñaari fan ñetti fan jotuma ko waaw nga toog ñu ne la ne faatu na yóbbu nañ ko loolu dafa nekk loo xam ne lu jaaxal ñëpp la lu jaaxal ñëpp waaye nag ba léegi El Hadj ñu ngi sant bu baax a baax suñ kilifa diine yi ak niñ jàppee diine ji ak niñ dalee ak niñ noppee ak seen noppi wax la waaw ndax kilifa diine bu noppee rek am na lu mu wax mooy lan moom mu ngi si kurusam mu ngi jàkkaarloog borom bi subhanahu wa taala moo tax ñoom fu ñu toll rek seen noppi ak seen wax yëpp moo yem waaw ndax yàlla baaxal na leen gisuñ dara ku dul yàlla ak yonentam sallallahu alayhi wa sallam ñun diaspora bi am na lu ñu yëgoon am na lu ñu doon ñaxtu am na lu ñu doon xultu am na lu ñu naqari woon waaye nag comme que yàlla dogal na ba moom delluwaat na mu mayaat ñu loolu mooy képp ku noppalu fii ci réew fii àdduna bi ñu bañ ko delloo si Sénégal waaye nag comme que may nañu bu nit ki génnee àdduna ñu delloo si ko Sénégal ndeke loolu ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm. Papa donc lii la ñu leen jëloon di wax jàmm ak jàmm fu jàmm newul dara new fa. El Hadj Ndaw ci diwaanu États-Unis jaajëfal nañ la bu baax a baax ci liggéey bu am solo boobu nga xam ne moom nga fay def foofu ci mbokku sénégalais yi laataa ñuy jeexal nag ñu dellu si waat ci sunu tableau de bord yi tey di àjjuma fukki fan ak juróom ci weeru mai atum 2020 wax naa leen junni ak téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett la ñu def ci ay test ci loolu nag jàpp leen ne téeméer ak ñaar fukk ak benn ñoom ñoo am lii di jàngoro ji di coronavirus téeméer ak fukk ak juróom-ñeent ñoom ay cas contact lañu ñaar yi di cas communautaire waaye nag amoon na ñaar ñu ñàkk seen bakkan moo def lim bi ñaar fukk ak juróom ñu ñaan yàlla yërëm leen xaare leen àjjana juróom benn yi nag ay cas grave lañ ñu ngi ci kër docteur yi waaye jàpp leen nag juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ci ay nit ñoom ñoo tan ba dellu nañ seen kër junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent jamono ji ñu ngi ci kër docteur yi ñu leen di faj ba mbas mi duggee ci réew mi ba léegi nag am nañu tollook ñaari junni ak ñetti téeméer ak fukk ci nit ñoo xam ne coronavirus bi laal na leen waaye fukk ak benn ci région fii ci Sénégal ñoom tamit mbas ma dugg na fa diwaanu Kaffrine Matam ak Kédougou rek ñoom la mbas mi laalul fii ci Sénégal mbokk yi lii moo nekk seen opération daan corona ci émission bi nga xam ne moom lañ leen digteel mu nekk miroir Covid 19 du ñu jeexal te duñ leen wax nan la ñuy def ba moytandiku maanaam fexe di takk sa masque yor sa gel di ko def say loxo soo génnee ba ñëw nga daal di raxasu bu baax balaa ngaa saafoonteeg sa njaboot naka noonu ñuy dandante lu mu ndaw ndaw benn mètre su ko defee di nga ñàkk sa bopp ñàkk nga jàkkaarloo mbas mi teel fee jóge ñu delluwaat ci liggéey yi jàmm ak jàmm ba beneen